mbokk yi dal leen ak jàmm seen xibaar hebdomadaire fii ci Prestige Thiès TV sant leen gërëm leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun doore seen xibaar ak collège bi dajale jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi bokk ci APR Thiès ni ki benn at bi nga xamante ne am nañ ko ginnaaw ba ñu dajee benn tey ci ab mouvement mel ni jamono ji nag ña ngay ñaan ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ak képp ko nga xamante ne rek yor nga ndombol tànk fii ci diwaan wi nga gën leen jàppale ngir itam seen mouvement ba jëm ca kanam du ñu def lu dul ànd ci ak soxna Mariam Diop Silla. Collège des femmes bi ñu koy taxawal c'était tout juste après les élections donc tey jii ñu doon lancé première année anniversaire bi ñu koy teg jigéen ñi dañu toogoon presque dematuñu xamatuñu qu'est-ce qui se passe léegi ci la ñu ne nañu créer benn collège d'ailleurs suñu benn xarit madame Seynabou Ndione moom moo am idée bi ñëw ànd ci xale yi waxtaan ci ak ñoom léegi xale yi d'accord léegi ñu ñëw ci man ne ma yow yaa ñu doy yow la ñu bëgg nga coordonner ñu suñu collège bi léegi ñu doon daje chaque le 22 à la résidence d'Aby di def ay financement aussi def nañu quelques formations aussi mais daanaka ñi ci nekk ñëpp femmes APR la ñu femmes Alliance pour la République léegi donc comme dañ doon commencer di raam dañu ne bi ñuy doog a commencer on était 33 membres maintenant nous sommes à 1075 membres et bëgg nañu d'ici 2023 ñu atteindre les 10 000 membres. fi mu nekkoon jógu fa de parce que ñun dañu créer collège bi cadre de concertation la pour les femmes de l'APR. Pourquoi? Parce que en général suñ doon convoquer réunion ou bien assemblée dañuy convoquer tout le Benno Bokk Yaakaar. léegi comme APR ñun macha allah ñooy locomotive bi gën a am bari donc tout le temps da doon am ay réeroo ci suñu biir léegi ñu ne pour ñu éviter léegi loolu il faut ñu am benn cadre boo xam ne foofu la ñuy toog di waxtaanee di fa nas di ca nocc ba nga xam ne suñu demetee réunion kenn rek mën na waxal ñëpp. xulooti am na ci lu soxal wàllug suuf ca kër Moussa ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk di askan wi wàcc nañ ci mbedd bi wane seen naqar ginnaaw ba ñu jëlee 900 hectares daal di koy jébbal benn doomu aadama ba tax na association ànd defar kër Moussa ne loolu duñ ko bàyyi mu sedd faaw ñu delloo leen li nga xamante ni ñoo ko moom duñ def lu dul ànd ci ak ki nga xamante ni moo di Mamadou Diop moo yor seen kàddu. li waral marche bi mooy marche bi dafa jiitu suñu ab juddu li ñuy xeex suñuy maam ñoo ko doon xeex. suñuy bàyyi di ko xeex ba tey ñoo ngi ci ñoom ngeen gis fi chef de village ak notable dëkk bi yëpp tey mu tombeek ñun ñi di ko xeex wax nañ ko sànq lu toll ak 900 hectares ak lu ko ëpp ñu jagleel ko fili lu ni toll la l'archidiocèse de Dakar teg ci loxo moom it ni moo ko moom te bu ngeen seetloo est nord sud Kër Moussa dafa fat lii moom moo ko dese ci suuf fi ñu taxaw nii suñu gannaaw fi la ñuy bayee fi la ñuy sàmmee fi la ñuy defee lépp dëkkuwaay it fii la jëm ñoom bu ñu tegee loolu loxo askanu Kër Moussa fan la jëm suba loolu la ñu ni du ci dal tey du ci dal ëllëg yëf yi nag taxawaay rek la laaj te taxawaay bi tàmbali na bu yàgg te duñ ci deltu gannaaw bés ni tey fii la ñuy samp saay su ñëwee daañu fi fekk suba ngoon guddi ak bëccëg lu mu laaj ci Pastef ak taxawaay daañu ko def pour jot suñu suuf. ma wax ni mënoo fekk fii lu mat juróom-ñaari dëkkee suuf si sanc ko di fi bay di fi napp yow nga ñëw fi bu yàgg loo ñu dalal la jox la nga nekk jox la nga dëkk yow nga wàññeeku. teg sa loxo hectare yu toll noonu yaa ko moom dama ni ana yoon ana dëgg ci Sénégal bi ñu nekk. ñu jëm ci biir semaine bi ci la ñu nemmeeku woon ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di président Macky Sall ak si woon fii ci diwaanu Thiès kaay def li nga xamante ni rek moom lay def boobee benn tey ci diwaan yi nekk ci réewu Sénégal yëpp mu di tournée économique bi ci biir loolu nag bi mu fi yegsee daal di nañ koy teertu daal di koy teeral mu ñëw nag daal di def li nga xamante ni moo di inauguration li ñuy tuddee ISEP di ab école boo xamante ni moo nekk fii ci diwaanu Thiès moom it am na loo nga xamante ne wax nañu ko ci mu di Mamadou Satoune Ndione moo ñu fa teewaloon du ñu def lu dul ànd ceeg moom.
njiitu réew mi son excellence le président de la république Macky Sall waa Thiès teeru nañ ko teeru bu am solo la doore autoroute Ila Touba jaar ci biir dëkk bi romb avenue Caen ba rond-point Nguent mboolu mu takku moo doon xaar son excellence. ñi nga xamee ne nag ñoo bokk ci parti réew mi bu président Idrissa Seck ñi nga xam ne it ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak mouvement yi nga xam ne ñoo nekk ci Thiès ñoom ñëpp nekkoon benn rek di teeru ki nga xam ne mooy Macky Sall. mooy président Macky Sall dafa fexe ba Thiès waa yëpp bokk parce que ñun Thiès waa yëpp politiquement li ñu jaxase woon. mooy ku farul ak Idi ak contre Idrissa Seck Macky Sall ñëw am une intelligence politique am une générosité sociale tàllal loxoom Idrissa Seck mu nekk doomu Thiès nekk suñu fierté ñun ñëpp mu jox ko loxo ñu ànd ba nga gis tey doomu Thiès yi nga xamante ni politique moo leen tàqale woon Idrissa Ablaye Wade Macky Sall boole na leen bi mu ànd ak Idrissa Seck. ñun les femmes de l'APR waaw surtout dañoo kontaan di jàppale Macky Sall dafa bëgg Thiès ñun ñu bëgg Thiès ñun les femmes de l'APR surtout surtout collège de l'APR di jàppale suñu càmmiñ Siré Dia di jàppale suñu càmmiñ Maodo Malick docteur Ndiaye gis nañu fii Thiès ni ñu ko def Thiès kenn desul. lu ñu ko defal xeeb nañu vraiment moo tax ñu mobiliser te lii nga gis lañ fa bàyyi moo ko ëpp. parce que suñu problème moo doonoon ñi bëgg a ñëw ñëpp nan ngeen leen pour indi leen au moins plus de 70 cars ñëw nañu boole ko étudiants Thiès yi étudiants Dakar yi ñëw lépp pour vraiment won ni président Macky Sall ñëpp nga ñu ngi ci ginnaaw. ñu gis ne nag benn dëkkub ñaari gaar xumb lool ci bésu talaata gi yem ak ñaar fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ba tax na nag dinañ jàpp ne daal taarix dina bind bés bi am solo bi nekk rek ñëw njiitu réew mi fii ci Thiès ngir inaugurer école bu ñuy wax ISEP. maire bu commune Thiès Nord di Lamine Diallo bokk na ci yi nga xamante ni it teewoon na ci tertuk kii di président Macky Sall ginnaaw mu ñëwee ci diwaanu Thiès kaay am na ci nag ay kàddu yoo nga xamante ne jot na ko yëkkati daal di magnifier maanaam rafetlu li nga xamante ne rek moo di doxalin gi président Macky Sall di def saa su ne ci biir réew mi du ñu def lu dul ànd ceeg moom. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de la population de Thiès Nord. Son Excellence le Président de la République Macky Sall askan bi nga xam ne moo nekk Thiès Nord te man ma nekk maire bi ñun ñëpp ñu ngi lay wax dalal jàmm ci suñu commune ndax ISEP bi ci suñu commune lañ ko tabax lii nag wone na sa gis-gis ngir jëmale Sénégal ca kanam ana ku ñu waxoon ne fii dinañ ci jëmmal bërëb bu mel nii dinañ ko weddi waaye nag gis nañu sa volonté ngir taxawu ndaw Sénégal li jëm nag ci wàllu emploi ak ni mel ba tax na nag bërëb yu bari ci Sénégal nga bëgg fa wala nga am yéene rek jëmmal fa ISEP bi nag ñëw na ci jamono bu mu waree ñëw ndax dina tax ba ndawu Thiès yi rawatuna waa ndawu Sénégal ñu gis ci seen bopp ba képp koo xam ne rek génn nga ci béréb bi su nekkee ne sax nguur jëlu la di nga mën a jëmmal projet nga jëmale sa yëfu bopp en tout cas ñun kontaan nañu lool tey jii mënees naa wax ne waa Thiès kontaan nañu lool ci yow ndax li nga def am na solo en tout cas daal sa gis-gis ngir jëmale ci Sénégal kanam gis nañ ko ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax ñu ngi lay gërëm di la sant dédduwaat rek di la wax ne dalal jàmm fii ci commune bu Zone Nord. Excellence, Monsieur le Président, je vous dirai merci a jaaraama. ñu des benn tey ci mbiruk Macky Sall mi nga xamante ne ñu woon na fii ci diwaanu Thiès mu mel ni taxoon na ñu daal di waxtaane li nga xamante ni moo di taxawal ab chemin de fer bu yees boo xam ne bokkul ak bi fi ne ndax it nee nañu faaw diggante Dakar ak Tambacounda mu am daal ab partenariat bu nga xamante ni ginnaaw bañ ci àndee ak canadiens yeeg Turquie yi mën nañ koo yombandal ngir taxawal ko ngir it waa Thiès gis ci seen bopp lu ñu def rek lu du dégg ci président Macky Sall ci micro Saturne Dione. Quant à l'ISEP de Thiès, il couvre déjà 8 domaines de formation donnant accès à 28 corps de métiers, dont ceux de l'agrobusiness, des arts, du tourisme. nemmeeku nañ ne fii ci ISEP bu Thiès am na lu tollook juróom-ñetti domaine yi amal ay formation
te ñu gis ne sax domaine yooyee daal dina am bànqaas lu tolloog 27 maanaam 28 corps de métier yi yëngatu ci wàllu agrobusiness wàllub art ak wàllub tourisme waaye tey jii ci visite bi maa ngi xamal askanub Sénégal rawatina waa Thiès ne ab projet bu am solo jëmale ko ci wàllub chemin de fer dina annoncé naa ko tey jii projet boobu sax ñu ngi ci fas yéene ànd ak suñu partenaire di ay doomu Canada ak ay turc te jàpp nañ ne sax ci ay jamono yu néew dinañu amal la ñuy wax benn ab ligne chemin de fer bu fas yéene jóge Ndakaaru jëm ba Tambacounda saxaar bu yàgg bi nag waxuma ko bi ma wax nag bu bees lay doon bi lu ñuy wax train à grand écartement bi nga xam ne nag dina nekk train bu moderne ba tax na nag tolluwaay bi ci guddaay dina mat lu tolloog 656 kilomètres ba tax na nag lépp loo xam ne jëm na ci réalisation yu ñu bëgg a amal ci port minéralier bu Ndayane ak Sendou ak GCO sax fële ca Diogo dina tax ba ay embranchement dinañ ko def ngir jëmale raay yi foofu Thiès dëkkub saxaar la moo tax ma ne dëkk bu ma dem la ca gën a am solo moom lay jëmmal en tout cas ngeen xam ne daal projet boobu taxaw na te dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba fexe daal ba train bi yuuxuwaat fii ci Thiès. wax leneen ànd ak au commandant bu gendarmerie mi nga xamante ne jamono ji moom la ñu tabb mu di rek général fi ngi nekk nii nag am na loo nga xamante ni def na ko daal di taxaw wax ko itam ci li nga xamante ni moo tabb giñ ko tabb mu rafetlu ko lool ki nga xamante ne sax moo ko ci jàppale daal di koy jox yooyee ndomba tànk moo di ministre des forces armées di maître Sidiki Kaba ci biir loolu nag nee na dina am taxawaay wu am solo bu mu def ci li nga xamante ni moo di càcc geek def ñaawteef yi nga xamante ni mi ngi faral di am ci réew mi nee na loolu luy dakk lay doon ñu déglu ko ci rek moom mi nga xamante ni moo di général Moussa Fall ci micro Mamadou Saturne Ndione ak ki nga xamante ni moo di Fatima Seck. Sans ordre républicain il n'y a ni sécurité. suñu tënkuwulee ci yoon la jëm ci wàllu kaaraange du mos a am mukk ci réewum Sénégal. ba tax na nag mission bi nga xam ne jox nañ ma ko te taxawu la jëm ci wàllu gendarmerie dina amal sama liggéey ci anam yu mu waree ba tax na nag askan bi seen jafe-jafe li jëm ci wàllu kaaraange dinañ ci taxaw tembe ba jafe-jafe yi ñu doon am mu dëddu leen ma fàttale sax man sama priorité dina nekk loo xam ne mooy xeex li jëm ci wàllu Sénébar dinaa it xeex li jëm ci wàllu càccum jur gi te gis nañ ne bëri na lool ci dëkkub kaw yi ba tax na nag ñi xam ne ñoo nekk ci dëkk yooyee ñoom duñu am kaaraange mukk ndax dangay gis nit ñëw sàcc sa alal te soo ca waxee mën na am mu jëfandikoo ab ngànnaay lor la jàpp naa ne it gendarmerie biñ ma dénk dina def liggéey bu am solo jëmale ci wàllu discipline ak niñ ko daan amee rek di ko daan def la jëm ci wàllu rigueur militaire dinañ ko amal dinañ nag gën a samp wala dinañ gën a ñàkk suñu frontières yi fexe daal ba li jëm ci wàllu ordre ak discipline mu gën a mu gën a am ci biir réew mi di Sénégal ba tax na nag maa ngi ñaan bépp élément nga sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la hiérarchie bi def nga sàmmonteeg li di mel taxaw tembe ngir aar réew mi ndax réew bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. nees def ngir xeex li nga xamante ni moo di wàllug mbënd mi fii ci diwaanu Thiès tax na ab ndaje amoon fee ci gouvernance bu Thiès niki noonu nag am na ko nga xamante ni bokk na ci ñi taxawee nombol tànk yu yaatu yi ci wàllu wi mu di directeur bu ONAS moom nag nee na fi mu ne nii faaw ñu saytu laata ndox mi di gën a bari ci wàllug taw mi ngir it mbënd moomee ñu gën ko moytu du ñu def rek lu dul déglu ci ki nga xamante ni moo di Ababacar Mbaye moom nag mu di directeur bu ONAS am na loo nga xamante ni yëkkati na ko ci ay kàddu. dëkk bu am plan directeur d'assainissement mu ngi mel ni rek am nga identité cela veut dire que en matière d'assainissement war nga xam ni dëkk boobu kat war na am benn système d'assainissement bi nga xam ne moom la méngool donc moom la PDA bi wane. maintenant li ci des nag mooy comme li nga wax financement bi 134 milliards takku na lool mais dans la main l'État les collectivités territoriales
la société civile même la population donc ñëpp ànd ci pour ñu mën a am donc xaalis bi nga xam ni mën na tax ñu mën a exécuter donc pas une année pas 2 ans mais horizon d'ici 2040 donc pour ñu mën koy réaliser mais nu mu gën a gaawee su nekkee 5 ans sax d'ici 5 ans wala 10 ans au maximum suñ ko mën a réaliser de façon globale pour que lii ñuy wax inondation lii ñuy wax gestion des eaux usées lii ñuy wax ni gestion des boues de vidange mu nekk loo xam ne moo vi souvenir à Thiès déjà am nañu station d'épuration bien sur place donc le taux taux bi nga xam ni moo de branchement yi dafa faible donc suñu xoolee mu ngi ci donc 15% moo tax li nga xam ni moom la ñu mën a def mooy promouvoir un peu pour ñu étendre branchement yi ci projet yi nga xam ne état ñu ngi ñu koy jox car mën nañ ci taxaw bu baax pour loolu mën a am mais leneen li mooy gestion eaux pluviales yi ñoo ngi ci nawet commencé na déjà li ñu jël ci plan décennal de gestion de gestion des inondations mooy sampaate la ñu ciblé parce que suñu xoolee ndox yu bëri yoo xam ne mu ngi jóge ci ville foofu la jëm donc moo tax ñu war fa def benn station de pompage donc déjà entreprise bi recruté nañ ko dana war a ñëw pour commencer liggéey bi nga xam ne mooy station de pompage bi donc déjà mettre nañ en place sur place benn pompe de 250 mètres cubes par heure en attendant évidemment ñu tabax li nga xam ne station. Thierno Alassane Sall bi di République des valeurs ñoom nag dañoo amaloon benn conférence boo xam ne dañ ci bëgg a dimbale ndaw yi nga xamante ni jamono ji dañuy jongante ci wàllu philosophie maanaam toll ci baccalauréat ba tax na am na benn ndaje boo nga xamante ne defoon nañ ko fële ci chambre de commerce bu Thiès du ñu def lu du déglu ci Abdoulaye Diouk moom nag mooy coordonnateur bu li nga xamante ni moo di République des valeurs am na ay kàddu yu mu ci dénk Moussa Mbaye ak Aminata Ndiaye. li tax ñu fiy daje nag tey du lu bees. ndax ku ko xam ne moom citoyen la d'abord bala muy nekk un homme politique et loolu tax na ci activité bi yëpp dafay privilégier li nga xam ne moo jëm ci askan wi lépp lu mu am da koy delloo ci askan wi et ci biir askan wi nag daf ci réserver jeunesse bi lu am solo mooy maanaam di xalaat seen formation di xalaat seen ëllëg. moo tax ci fànn boobu mu tànnoon ne at bu jot dina organiser ay cours yoo xam ne dina jàppale parents d'élèves bi matière bi nga xam ne dafa am solo lool ci biir examen baccalauréat ñu koy wax philosophie mu ne nañu dajale xale yépp yi nga xam ne dañoo nekk ay candidats mu woo ay professeurs yoo xam ne yàlla may na leen ci matière boobu mën nañ cee tudd ku mel ne professeur Songe Diouf nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko ci domaine boobu tànn keneen koo xam ne ci biir Thiès la dëkk muy monsieur Diène bu lycée Malick Sy ak monsieur Babou ci nga xam ne mi ngi nekk lycée Ahmadou Ndak Seck tey ñoo dajale xale yi ci biir saalu chambre de commerce di leen defal résumé philosophie pour préparer leen ci examen bac bi. lu soxal wàllum njàng mi la ñuy des benn tey waxtaanee lu soxal baccalauréat technique bi xam ngeen ne ni ki alxamis def nañ li nga xamante ni rek moo di seen épreuve yu maanaam seen épreuve yi nga xamante ne rek soxal na wàllu wu ni mel am na ci loo nga xamante ne jot nañ koo dénk suñu naataango ci daal nee nañu ñoom naataango yooyu wala élèves yi gis nañ ne kat lu yomb la jamono ji wala boog jàppandi na ngir itam ñu mën ci génn du ñu def rek lu dul déglu ci ñenn ci ñoom am na luñ ci dénk Ndeye Coumba Fall ak ki nga xamante ni moo di Mariam Ly. tey jii dañoo ñëwoon pour def si suñu examen xam ni mooñ depuis début d'année ba léegi lii moo taxoon ñuy jàng épreuve yi moom mën naa ne xaw naa yomb daal ndax waaw xaw naa yomb ndax sujet culture générale la rek te maanaam li génn mën nañ ne c'est implicitement introduit dans le programme. tey moom ñoo ngi commencé ci économie mais franchement mën nañu wax ni que def nañ daal suñu wareef le reste yàlla mooy mottali certes nag parfois di nga tiim yenn question yi mu xaw a difficile mais boo xalaatee famille bi ñi nga bàyyi sa ginnaaw xarit yi nga xam ne ñoom ñoo ngi sa ginnaaw di la xaar da ngay def li nga mën daal le reste après nga teg ko ci loxoy yàlla koy mottali parfois moom da nga naan
lii mooy génn leneen ñëw mais day fekk ni que boo puiser ci sa fond ci sa esprit rek ak fi nga xalaatee yàlla dina la suturaal quoi nga mën a bind parce que fii moom sutura rek moo fiy dem mënoo pare lépp à 100% mais da ngay demee sutura rek ak gëm-gëm. mën naa ne man ci sama côté xaw ma nag ñeneen ñi dafa xaw a yokk stress ndaxte pare woon nañ ñun ñëpp di xalaat naan le 17 buñ ci yokkaatee da biir boobu ngay toogaat di xaar da ngay gën a stressé wu mais nag yàlla baax na ndax prof yi def nañ lu ñu mën am na matière yoo xam ne moom teel nañ ko pare mais am na yu si des yi nga xamante ni dañoo mujjee rek def ko ñeneen ñi ni ñuy def rek jox ñu ay polycope ñu essayé loolu rek lañ def. jox nañu loo xam ne jàng nañ ko parce que baccalauréat daa nekk loo xam ne du ñu ñëw rek évaluer la ci classe terminale wala ñu ñëw rek évaluer la ci classe première mais comme que cycle la kon dañ lay évaluer ci diggante seconde ba terminale d'autant plus que avec Covid bii nii am na professeur yoo xam ne redoubler nañ d'effort ba jàngal ñu loo xam ne jéemuñu ko woon jàng kii première jàngal nañu ko ci diggante bi et man dama jàpp ni élèves yi moom pare nañu pour baccalauréat bi nii. ci biir loolu la ñuy des sax ndax it ki nga xamante ni moo di directeur l'école bi di François Xavier Ndione loolee nag moom Souleymane Touré yëkkati na ay kaddu moom mi nga xamante ni moo jiite école boobu di François Xavier Ndione di xam ne kat ñoom def nañu ay jéego yu bari ngir itam mu mën a jàppandal ngir ndaw yi mën a egsi ci li nga xamante ni moo di examen yi ci jàmm ak salaam du ñu def rek lu dul déglu ko. waaw épreuve yi commencé nañ ko tey si 7h30 c'est le baccalauréat technique avec les séries T1 T2 ak la série STEG ak la série G bi nekk l'ancienne mi nga xam ni moom la STEG remplacé donc am nañu ñaari téeméer ak fukki ak ñeent candidats ñoo war a composer ci sama établissement donc commencé nañu nag ce matin am nañu ñeent ñi nga xam ni dañoo wuute ñëwuñu donc ñaar ñu jigéen ak ñaar ñu góor pour le moment loolu mooy statistique yi au niveau de mon centre. waaw am na ci benn xale rek bi nga xam ni bi commencé épreuve bi ba pare am na tuuti lu mu doon jàmbat ci yaramam ci lañ ko jël yóbbu ko infirmerie mën na intendant na ko jëndal ay garab je pense qu'il est toujours à l'infirmerie et il y a pas de problème pour le moment sa santé s'améliore et puis le président jury bi dina xool comment déclarer son cas inchallah. premier tour bi nag mercredi bi lay jeex léegi premier tour bi bu jeexee nag ñu def correction yi xaar tuuti après dinañu defaat deuxième tour bi 2 jours lay jël certainement dans 10 jours lépp dina war a jeex incha allah. bon li ñu reposé examen yi amul dara benn problème bu ñu indi à notre niveau c'est vrai que ñun nag yàlla def na pare woon nañu lu bëri si suñuy programme mais tax na quand même suñu formateurs yi gën a farlu gën a defaat ay révision suñu élèves yi aussi xoolaat fi doxul permettre nañu sax ñun au niveau du lycée de Thiès ñu def benn examen blanc ba génne ay résultats yi nga xam ne c'est favorable ñaan yàlla résultats yooyu mu ñëwaat ci examen normal bi. yegsi nañu seen xibaaru biir réew mi waxtaanee mbirum présidente OFNAC ak jafe-jafe yi mu am jamono ji ndax it nee na am na ay manquement yoo nga xamante ne daal gis nañ ko ci loi bi nga xamante ne war nañ ko tëralee ngir it ku ne mën a nangu def li nga xamante ni moom la ñu tuddee déclaration de patrimoine maanaam wax li nga xamante ni moo di sa am fii ci réewu Sénégal daal mu mel ni loolee lu jafe la duñ def lu dul déglu xibaaru biir réew mi ak Fatou Karagé. ñu tàmbali xibaar biir réew mi ak ñi nga xam ni ñooy saytu wàllum trafic illicite des stupéfiants bu section bu Thiès ñoom nag teg nañu loxo ca Pointe Sarène juróom-ñeenti kilogramme chanvre indien drogue bi nag ci charrette ak motocyclette lan ka defoon ñaar ñi ko yaboon yoon teg na leen loxo. toftaleeg yélimaanu jëwriñ OFNAC di madame Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nag xamle na ni am na ay manquement ci loi déclaration patrimoine bu Sénégal ginnaaw bi mu doon indi ay leeral ci mbir moomee xamle na ni ci jamono yi ñu toll ñu jot a def seen déclaration patrimoine boo jëlee téeméeri juróom-ñeent dong ñoo ko jot a def jeexaleeg ña amaloon yàqu-yàqu yu metti ya ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci weeru juin bi ñoom nag yu metti mi ngi leen di xaar ndax ña jiite université ya naru ñu bàyyi dara mu sedd lu ëpp 250 étudiants woo nañ leen ci kanamu yoon woote boobule amaloon nañ ko ginnaaw réunion bu conseil UCAD bi defoon altine fukki fan ak benn ci weeru juin taxaw nañu nag temb ngir yóbbu ña nga xamante ni ñoo defoon ñaawteef bi ci kanamu yoon lii mooy ndar keppe seen xibaar biir réew mi.
jàll seeni xibaaru biti réew mbokk yi ànd ak Israël mi nga xamante ne tiimati na Palestine daal di sox ay ndell ginnaaw ba nga xamante ni boobu benn tey ñi ngi doon am yaakaar ngir xeex ba dakk seeni diggante du ñu def lu dul ànd ci xibaaru biti réew yi ak Ramatoulaye Cissé. ñoo tàmbali xibaaru bitim réew yi ak président réew Niger di Mohamed Bazoum def na génnam bu njëkk ca diwaan Difa nga xam ne kaaraange tumuranke na fa lool ginnaaw bi mu seetsee soldaar ya tey nag ci aljuma ji yamook ñaari fan ci weeru juillet dem na dëkk bii di Barwa fa nga xam ne askan wa fa dëkk daal dinañ woon dëkk ba ginnaaw ci lu tollu juróom benn at ndax congo yi fa waa Boko Haram amaloon. ci Israël daal dinañ amal ay bombardement ci guddi alxames jàpp aljuma jëmale bombardement yooyu ca position islamiste ya nekk ca bande de Gaza la waral loolu mooy ballon incendiaire yi waa Hamas di naawal jëmale ko ca Israël. ñu jeexalee xibaaru bitim réew yi ca réewu Swaziland ay manifestation yu metti moo fa am manifestation yooyu tax na ba ay nit yu bari ñàkk fa seen bakkan ñeneen di am fa ay gaañu gaañu yu metti lii lañ leen jàppaloon ci seen xibaaru bitim réew. egsi nañu ci wàllu xibaaru tàggat yaram yi match CNEPS excellence bi moo gën a fës ci semaine bi mu mel ni doon na daje ak AS Pikine ñaari bal ci dara nag la CNEPS excellence daal di dóor ki nga xamante ni moo di AS Pikine fële ca lañ ko doon joué mu di ca stade Maniang Soumaré bu Thiès ñu ànd ci xibaaru tàggat yaram yi ak El Hadj Fallou Ndaw. ñu ubbee xëtub tàggat yaram ak ligue professionnelle 1 bi nga xam ne jongante nañu seen ñaar fukkeelu ayu bésu dabu CNEPS excellence nag mbecc AS Pikine fii ci stade Maniang Soumaré ñaar bal ci dara juróom ñaari minute dong la ñu jongante Alioune Ba dugal but bu jiitu pour CNEPS excellence loolu nag tax na match ba nekk match bu métti ci ñaari boor yépp ba ñu demee ca noppal ko ba dellu si dañu jongante benn minute bu tegal juróom fukki seconde ak juróom rek Omar Ngalla Cissé ci centre bu rafet jox bal ba Alioune Ba mu jóg ba tiim défense ba daal di dugal but bu rafet ci mbëkk muy ñaareelu but boo xam ne dugal na ko kii di Abdourazak Diop di gardien de but bu AS Pikine AS Pikine nag mi nekk ci ñaareelu place bi fi mu nekk nii nag Teungueth FC rawee na ko lu tollook juróom-ñaari poñ ñu jàpp rek ne CNEPS excellence moom nag wane na daal moo mën bu baax AS Pikine ndax nag gagné na ko ca dem ba galañu ko tamit ci dellusi bi tey match bu ci nekk nag ñaar bal ci dara la ko daan Gawsu Dramé mi nga xam ne moom mooy tàggat goney CNEPS yi moom day kontaan na lool ci ay goneem. dañuy sant yàlla d'abord bu remercier tamit ñëpp ñi nga xam ni bon jàpp nañ ci match bi muy nos dirigeants et surtout les joueurs defar nañu équipe bi préparé ko xam nga jamono yi football bi dafa xaw a jafe ndax dañu football dimanche ñëwaat football alxames bon loolu nag moo ko waral mais luñ ci mën a wax rek mooy suñu xol sedd na ndax suñu xale yi ñu indi woon fi ñu leen tegoon fa ñu tegul li ñu leen santoon lañ def ba yàlla may ñu ndam ñu koy sant di ñaan mu dolli parce que tamit championnat la ñu football gagné benn match taxul nga def la ca war mais daal di gagné tam dina tax tamit ñu gën wóolu suñu bopp di gën di mën a attaquer pour gën di mën a gagné. ci programme ñaar fukkeelu ayu bés ak ñett dinañ ko jongante ëllëg ak jàmm lay doon ci Alassane Djigo Dakar Sacré-Cœur di dalal Ndiambour bu Louga ca Mbaaw nag US Gorée mi nekk ci avant date de place bi moom mooy dalal kii nga xam ne moom moo nekk ci place bu njëkk bi di Teungueth FC dimanche ak jàmm nag CNEPS excellence dina dalal ñaari tali ca Maniang Soumaré Génération Foot di songo ak Jàmbaar Stade de Mbour di songo ak AS Douane choc bi nag dox ci diggante AS Pikine ak Jaraaf dimanche ak jàmm lay doon Casa Sport moom di dalal Mbour Petite Côte ci ligue professionnelle 2 ëllëg ak jàmm ci samedi bi ci Maniang Soumaré bi nag jogante ci biir mbokk bu Thiès Amitié Football Club di songo ak Thiès Football Club ISO di songo ak Port Demba Diop di dalal Renaissance Dakar dimanche ak jàmm Linguère bu Saint-Louis di dalal Jamono Fatick Guédiawaye FC mi nekk ci place bu njëkk bi di dalal Sonacos bu Diourbel jongante ligue professionnelle yépp nag dinañ ko amal gannaaw bu juróomu waxtu jote ci ngoon ñu jeexale ko ak Euro 2021 gannaaw bi nga xamee ne nag ñaar finaliste yi édition weesu bi ñoom ñaan ñëpp génn nañ ci jongante bi quart de finale yi dinañ ko def ci équipe yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo bëgg ak ndam Suisse di songo ak Espagne Belgique di songo ak Italie ëllëg jàmm ci samedi bi nag Danemark République tchèque
Ukraine Angleterre. mbokk yi lii lañ leen fi jàppaloon ci ay xibaar sant gërëm ñeel na leen di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ko itam di wax na ngeen wéy di am suñu ay programme bu ngeen téléchargé rek suñu ay application di Play Store ak App Store ngeen def ko rek ci Prestige Thiès TV di ngeen mën a gis lépp loo nga xamante ni moo fi am ci ay xew-xew ci suñu télévision di leen ñaanal rek guddik jàmm.